jërë ngeen jëf mbokki MMD Media TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar dellusiwaat ak yéen ci reportage yi ñu leen di defal ci découverte ci mboolem banlieue bu Dakar li ko waral mooy inondation yi jafe-jafe yi nga xam ni moom la askan wi di dund di ko wéyaale ñu ànd ak ñoom may leen tribune fu ñu mën a taxaw pour plaidoyer jottali seen kàddu fu mu mën a àggul loolu waral tey ñu dellusi fii nga xam ni mooy banlieue Dakar précisément ci commune bi nga xam ni mooy Guinaw Rail Nord. ñu ànd ak yéen def benn découverte noonu ngeen ko gisee ci image yi dañuy ànd jokkoog mboolem askan wi fi yeewoo ba xam li ñuy dund li ñuy woyaale dëttal ko mboolem téléspectateurs yi ñuy seetaan ak mboolem mbokk internet yi kon nag maa ngi kenn ki nga xamante ni fii la dëkk ci Guinaw Rail Nord sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu maa ngi lay jaajëfal ci li ngeen ñu seet si tey ci situation bi. tur bi Baba Diallo la dëkk Guinaw Rail quartier Ibou Sène. quartier Ibou Sène. Baba tey inondation bi naka ngeen ko dundee. waaw ñun moom mën nañu wax ni ñun ci inondation lañ dëkk 12 mois sur 12 yëpp inondation lañ dëkk gis ngeen fi ñu taxaw ni kër la ay nit a fi dëkk ak seen i doom di fi togg di fi xëyee di fi fanaan te gis ngeen fii situation bii nit waru fee war a mën a tëdd ba fi yendu ñu naan fii lay dundee fii lay fanaan fii lay defee léppam Guinaw Rail amul problème weddi gis bokk ci yéen ñëpp teg ngeen seen bët. lii dafa doy sëkk comme problème ku taxaw ne Guinaw Rail amul ndox wala ku taxaw ne Guinaw Rail canalisation yi am na yaa ngi wax lu dul dëgg. mais dafa am na kilifa yu génn ñu ni Guinaw Rail xëy na inondation yi nam fi meloon melatu ko nangam tey ji yéen ñi fi yeewoo naka ngeen ko dundee. am métti xol nag dama yaakaar ni suñ la falee jox la sunu kàddu jox la sunu lépp jox la suñu doole c'est pour nga jàppale ñu défendre ñu àggal sunu baat fu sunu baat mënta àgg la waaye lii ñu gis tey mooy wor. mooy dañoo war nit dañoo fal nit ki ba pare mu wor ñu wor baa ngi nii dëkk ci ndox nekk ci méttit gis situation yi ñu taxaw naa ñu amu leen problème lii mooy dëgg bëgguloo sa gox ñàkk bëgg sa gox nag lii lay wane yéen ñi nga xamante ne ay journalistes ngeen teg ngeen ci seen i bët gis ngeen situation bi ñuy dund doomu aadama yaa ngi nii di dëkk ci benn kër boo xamante ni fii kuñ fi joxoon tey ay millions doo fi fanaan moomu tey jii moomu dox naa Guinaw Rail am problème buñ ko joxoon 5 millions na ko yendu fi du fi yendu te ñu ngi ci biir taxaw tey te ay nit a fi dëkk. yan kilifa ñoo leen seet si ci plan Orsec bi ndax Guinaw Rail kilifa yi bokk na ci site yi nga xam ne visité nañ ko. Guinaw Rail kenn seet siw ko plus particulièrement Guinaw Rail Nord du gouverneur du préfet du sous préfet du kenn ñu bàyyi ñoo benn waa joo xamante ni day wax loo xamante ni tegu ko fenn amul te li muy wax gëmu ko mooy Guinaw Rail ci jafe-jafe la ñu dëkk ñun Guinaw Rail ku ñu dimbali la ñu wër. ñu ngi woon ne képp koo xamante ni bonne volonté nga yàlla dimbali na la as tuut ci li nga yor nga ñëw dimbali ñu ndax Guinaw Rail soxla na ko Guinaw Rail coono ji fi am kenn mënu koo nettali kenn mënu koo wax bu ñu jógee suñu njiit yi di wax loo xamante ni amul dafa ñaaw je pense que ne nit li ngay dund lu mu métti jarul gàcce jarul rus waxu ñëpp dégg ko ndax ñu mën laa dimbali ndax président moyens yi muy génn ni Guinaw Rail da koo yelloo Guinaw Rail da koo soxla Guinaw Rail da koo bëgg pour dimbali ay doomam fu mu ne nii ñi ngi wax ndox mi nii mais sibiru baa ngi fi sibiru bi mi ngi def lu ko neex na instant bi Guinaw Rail te dañ ñëwoon sibiru dañ koy xeex mu jéem a génn Sénégal mais sibiru mi ngi def lu ko neex actuellement choléra mi ngi ñëw leneen ak leneen mi ngi ñëw ñi ngi wax Covid pareeguñu kon ñun fan lañ jëm ñun waa Guinaw Rail ñun naka la lan mooy suñu lan la quoi lan mooy suñu problème ak suñu autorités yi. mais ana autorités yi nga xam ne tey jii am nañ nomination dëkk ci commune bi. fii de ñii mën nañ ma témoigner. honorable moo fiy waxal honorable Mame Diarra Fam encore une fois dama koy waxaat ca kaw ñëpp di ma dégg mooy taxaw assemblée fépp di xeexal Guinaw Rail moom mi doon xeexal Guinaw Rail démb di jooyal Guinaw Rail ñu nar koo rey kon ñun fu ñu jëm ñun ñi nga xamante ne amuñu dara. Merci Guinaw Rail amul maire parce que Guinaw Rail 5 ans lañ faloon maire 5 ans yi jeex na 5 ans yi nga faloon maire jeex na instant bi amuñu maire monsieur le président de la république monsieur le ministre. dañ leen ñaan Guinaw Rail ngi indi ñu délégation spéciale boobu dañ la koy ñaan ni mu gën a gaawee parce que amuñu maire gisuñu maire dégguñu maire buy làqatu population am kooku du maire dañ laa fal pour nga taxaw ci kanam population bi ne leen lu ngeen soxla ñu ne lii lañ soxla soo ko mateeloo nga dem wuti ji ko wala population bi jàppale la yuuxu la ñu indi la ko buñ mënta am loolu nag mooy amuñu maire day taxaw commune am. jaajëf mbokk yi ni leen ko waxee rek ñu ngi fii ci Guinaw Rail Nord noonu ngeen déggee askan wi yëkkati seen kàddu di woote wàllu ci jafe-jafe yi ñuy wéyaale ci inondation yi ñu ngi keneen koo xam ni doomu Guinaw Rail la tey gis ngeen mbedd yi nu ñu mel fii ñu taxaw sëñ bi maa ngi leen nuyu. waaw maa ngi leen ziar waa tur bi MMD Media Mouhamed Lo dëkk Guinaw Rail quartier Daouda Fam
Mouhamed ñu ñëw fekk leen ci ginnaaw raay ni mu mel nii naka ngeen dundee inondation yi en tant que ki dëkk habitant ku habité wu. maanaam ñun dund bi ñuy dund fii si ginnaaw raay Nord yaakaar naa métti na ba kenn xamul fu mu yem parce que ñun bañ seetaanee télévision yi seetaan suñu maire monsieur le maire nii ginnaaw raay amul problème canalisation mi ngi si ay progrès man loolu dafa tiital askanu ginnaaw raay Nord. bu ko waxee est-ce que amul raison ndax compétence am fi mu yem ak yooyu. non parce que dégg ngeen li mu wax dafa utiliser benn baat boo xam ne xamu ko mu ni ginnaaw raay Nord dafa fi def ay canalisation artificielle moom nag si xam-xamam moom dafa utiliser baatu artificielle te xamul lan mooy artificielle lii lay wax canalisation artificielle maanaam ay pax lay gas ndox mi bon beeg fosse beeg lépp di si dem kër boo dugg tey mi ngi am ndox maa ngi bëri sonal na askan bi yëpp moom loolu itteelu ko maire moom monsieur le maire développement ginnaaw raay itteelu ko monsieur le maire li ko itteel ñun xam nañ ko parce que fan yee ci ginnaaw génn mu ne jël na 46 millions def na ko si wàllum inondation bi. ku ñu fal pour nga liggéey nga ni ginnaaw raay itteelu ko tey te mu def mandat bi presque jeex na. xam nga lu gën a métti waa ginnaaw raay Nord état bi débloqué nañ xaalis bu bari pour assainissement en tant que maire bu génnee si média mi ni ginnaaw raay am na assainissement te li muy wax yëpp c'est faux li muy wax yëpp parce que xam nga nit bala ngaa mën a kaasal sa commune day fekk nga jub nga tegu si yoonu jub parce que moom amul fitu taxaw attaqué président wala amul fitu kaasal askan bi parce que dafa def ay jalgati yoo xam ne si maire bi jalgati yoo xam ne loolu moo ko mayul mu am fitu taxaw di attaqué président te ñun actuellement nii ginnaaw raay Nord dañoo sonn. naka la mën a defee jalgati ci commune boo xam ne am na ay conseils municipaux yoo xam ni dañuy voter budget bi dañuy lépp far day laaj transparence tey jii ban jalgati xeetu jalgati moo fa mën a am. mais xam nga ne commune ginnaaw raay Nord bi mooy commune boo xam ni fii la ñuy jëlee ay conseils yu toll ni 12 conseils municipaux di leen dagal salaire ay contrat ñu koy fay ko lu ëpp 150 000 te ay conseils municipaux lañ ci même maire bi te loolu c'est scandaleux loolu amul fenn si àdduna. te ñëpp ñu koy gis ñun def nañ lépp lu ñu war a def ñun ñu ngi bokk ci mouvement attaque bi nga xam ne ñoo nekkoon fi di xeex wàllum suuf si di xeeb lépp loo xam ni jaarul yoon ñun ñoo taxoon fii di ko xeex fépp fu ñu war a jaar nag jaar nañ fa. est-ce que tey jii li ngeen di wax ni am ngeen ci information yu leer est-ce que nekkul waxu politique rek. non ñun politique mouvement attaque ñëwuñu biir ginnaaw raay pour politique ànd ñoo kenn mouvement attaque population ginnaaw raay la fi nekkal population ginnaaw raay la fi nekkal li ñuy wax ni ay këyit lañ yor ay preuve yu leer nañ lañ ci yor. même suñu budget bi nga xam ne 6 ans mi ngi fi amul lenn loo xam ne monsieur le maire mën na la wax ni lii moo ko fi def ginnaaw raay dafa bëri ay maisons yoo xam ne ay maisons abandonnées la amoon na ay kër nii si ginnaaw kër monsieur le maire mi ngi nii may wane nii si ginnaaw ay kër abandonné ñoo fa nekkoon ay xaj nekkoon fa di màtt xale yi ñu def réunion si koñ bi woote ñun nañ dem wax ak monsieur le maire bu dee kër yi mun naa wax ak ñi nga xam ñoo ko moom ñu jaay ko commune bi ñu def ko espace public monsieur le maire li mu def mooy waxtaan ak borom kër yi ba noppi dem jël terrain bi di ko tabax këram mi ngi ne. li ngay wax ni information de taille. këram monsieur le maire mi ngi ne loolu la def kër monsieur le maire mi ngi ne la. na ko jël mu koy yëkkati ba troisième faalewul askan bi moment bi nga xam ne feebar bi Covid 19 mi ngi fi max yi ñuy sol 100 francs sax amuñu ko en tant que maire mu dem di jënd oto bu 18 millions. te say population max bu ñu sol sax bu 100 francs amuñu ko pauvreté bu am fii amul fenn ginnaaw raay coono gi ñuy daj amul fenn moom boppam moo ko ñor na fexe tabax ay këram jënd otoom population bi di ko wax mu ni moom du nekk maire boo xam ne day wàcc di nekk baadoo la man ma koy conseillé di ko baadoo la di si am nit nekk yor na ay milliards nekk baadoo la nit amul dara nekk gor pire te monsieur le maire bu ginnaaw raay Nord baadoo la. parce que bu demee na ba naan askanu ginnaaw raay ku la feesloo moo la yàppaloo si yaakaar naa ne ñun dañ koo feesloo mais ñun yàppaloo wuñ ko parce que dañ koy fay chaque weer 325 000 amul sax salaire 500 000 kon alal kër yi mu am ak alal ji mu am ni nañu wax fan la ko jëlee te lu ñu wax mooy délégation spéciale lañ soxla si maire bi sinon ñi ngi wax lépp lu am ginnaaw raay li nga xam ne population ginnaaw raay justice bu attewul ñun ñu atteel suñu bopp. waaw ayca mbokk yi dégg ngeen ko askanu ginnaaw raay ñi ngi noonu yëkkati seen kàddu di woote wàllu ku ko dégg xam ni xol la askanu ginnaaw raay di waxee di woote wàllu ci mboolem autorités yi nga xam ni am nañ li nga xamante ni mooy ndombal tànk boo xam ni kenn ku ci nekk wàll wi nga xam ne mooy inondation ak jafe-jafe yi am nga ci wàll ñi ngi lay woote wàllu pour nga mën a leen a xettali rawatina
terre bi nga xamante ni sonal na leen amuñu yoon amuñu passerelle yu ñu jaar jafe-jafe boobu ñëw inondation yokkuwaat ci ñuy woote wàllu dégg ngeen li ñu wax. ñi ngi ñaan président de la république di ñaan ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur délégation spéciale ñun nag suñu micro ubbeeku na képp koo xam ne ñëw nga pour def réplique wala pour éclairage wala pour leeral ubbil nañ la suñuy buntu askan wi lañ fi nekkal jafe-jafe askan wi moo ñu yitteel kon dañuy ànd ak yéen wéy ci biir Guinaw Rail Nord jafe-jafe yi ñuy wéyaale di ko dundee kon ba ci kanam. jërë ngeen jëf mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey comme reportage fi nga xam ne mooy commune bu Guinaw Rail Nord nekk ci banlieue Dakar ak li nga xam ne moom lañ fi fekk daje fekk président groupe parlementaire bu démocratie liberté Serigne Cheikh Mbacké honorable député kon li fi xew mooy li ñu fekk ñu ni dañu agressé honorable député Mame Diarra Fam fekk ko ci biir këram agressé ko ñiñ ko tuumaal nag am nañ droit de réponse suñuy micro ubbil nañ leen ko waaye it mbokk yi li ñu gën a yitteel mooy inondation yi jafe-jafe yi askanu Guinaw Rail di dundee ñu wan ko ñi nga xam ne ñooy autorités yi ñu gën a bàyyi xel te baral seeni jéego ci ndimbal li nga xam ni askan wi soxla nañ ko rawatina population bu Guinaw Rail soxla assainissement soxla canalisation soxla d'hygiène rawatina ci jamono ju ñuy wax Covid jamonoy mbas mi ñu gën a soxla wàllu cet kon nag ñu ngi ñaan mboolem kilifa yi ñu baral seeni loxo ci ndimbal li ñu war a jëme ci askan wi ci jëleel leen fi ndox mi ba ñu mën a am condition d'hygiène bu set ci dundin ci environnement bu set kon nag mbokk yi dañ leen di dig ëllëg beneen localité ci yeneen reportage ci mbooleem lu soxal askan wi ndax MMD Média day dox ci service askan wi fas yéene doon porter seen voix àggale ko fi nga xam ni seen voix mënu fa woon àgg les voix des sans voix kon nag ñu ngi leen di dig beneen localité ci yeneen reportage ci inondation yi jaa ngeen jëf di gërëm mboolem équipe réalisation bi Dumo Police maa ngi koy ziar bu baax waaye Imam Malick maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax
mbokk yi di leen ndokkeel di leen sant di leen dig beneen numéro ci beneen commune.